point sn di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax ngeen mën a woote nag ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne ba leen si wootee ñu mën a xool lépp li nga xam ne fës na ci seen i mbir ci domaine bi mu mun di nekk ñu xool niñ koy càmbaree moo xam ci seen vie sentimentale bu dee ne da ngeen am ay yenn complication wala yenn problème yoo xam ne da ngeen ko am wala yéen seen jëm bopp ngeen nekk nit ñoo xam ne da ngeen di dugg ci situation xamu leen ndax dina yegg wala du yegg ndax loo leen war a def la wax war ngeen si konne war leen si konne ndax dina aboutir ci wàllu sëy ak ci lu mun di nekk nit warul di dox ci làmbatu dafa war di gëstu dafa war di xool ci li nga xam ne ci loolu lay jëm ba xam ndax am na mucc wala amul mucc ndax luy wëy la wala du wëy ndax dafay perte temps wala dafa nekk kenn koo xam ne avec le temps changement dafay nekk li nga xam ne daf si am donc yooyu yëpp di nekk li nga xam ne dañ si waxtaan ci wàllu santé bi ñu gis nit ñi lu ci gën a bëri dañuy yëngu ci ay mbir mais ci loolu ñuy yëngu noonee nekkul loo xam ne daf leen di indil jafe-jafe wala dañuy dugg ci liggéey boo xam ne aussi duñ ci am li nga xam ne loolu lañ ci bëgg donc loolee di nekk li nga xam ne war nañ see xoolal leen seen mbir wax leen si ndax war ngeen si yëngu wala war leen si yëngu ndax liggéey bi gën na ci yéen ndax liggéey bi nii baaxul ci yéen ndax temps bi nga xam ne da ngeen ko defit est-ce que temps boobu noonu temps bu baax la pour ngeen mën a réussir donc loolu di nekk li nga xam ne incha allahu rabi buñ ci taxawee rek dinañ si mën a jokko bu baax ci 88 628 99 90 muy nekk fii ci King FM seen émission di door donc ñu ciy waxtaan ci seen i affaire ci seen vie sentimentale ñuy gis ne vie sentimentale li su gën a bëri dafay am ay complications yoo xam ne dañ si nekk di am ay jafe-jafe di am ay gàllankoor yu bëri yoo xam ne également nit ñi dañuy faral di jànkonteeg moom ci seen dund lan moo koy indi ñaare moom mooy que ne ñu ci gën a bëri ay gàllankoor la incompréhension divergence d'opinion ñàkk déggoo ci ay kàddu yooyu di doon li nga xam ne dafay taxaw donc nag ñu war koo xool war koo càmbat boo leen defee 88 628 99 90 ñu xool seen tur seen date de naissance ngeen joxe 3 chiffres entre 1 ak 20 ñu adat ko mun leen jox ay tegtal waaye it mun leen wax it yoon yi nga xam ne si ngeen war a jaar pour mën a réussir pour mën a bañ a dugg ci yenn ndëgg sërëx yi nga xam ne àdduna daf koy faral di ko muy am en tout cas ci àdduna nit ki nga gis doomu aadama di yëngu ci dara di jékki-jékki wax ne moom ci li muy yëngu jigu ko wala ci li muy yëngu day am ay yàqu-yàqu wala lu muy yaakaar mu tas wala luñ ko mun di wax loolu du nekk li nga xam ne luy am lay doon kon déjà loolee nekk na loo xam ne nag nit ki war na ci am une idée par rapport ak li nga xam ne moom lay nekk pour mun ci am li nga xam ne moom lay bëgg wala boog sax yoon yi nga xam ne en tout cas si lay jaar donc loolu nekk loo xam ne àdduna daf ci taxaw donc ñu xool it sur le plan sentimental lu ci gën a bëri complication yi nga xam ne dañ koy faral di ko am benn mooy dañuy nekk nit ak nit di bëgganteeg moom mais est-ce que seeni mbir ànd na parce que bu ñu fàtte ne doomu aadama yi dañ ñu xaaj ci ñeenti pàcc ñii di ay nitu ndox am na ko fa nekk ñëwagul 88 628 99 90 voilà donc mën nañu woote ci serveur bi voilà donc Lamine yow mi féedu ci wàllu xarale bu dee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. alhamdulilah fan ngay wootee. maa ngi wootee Kër Bam. naka waa foofu. ñu ci jàmm bu baax. baax na ku baax da nga may jox sa date de naissance jox ma 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. waaw date de naissance 9/4/1991 9 avril 1991 aha. jox ma 3 chiffres entre 1 ak 20. 8 12 17. 8 12. 17. 17. 91 4. sëriñ bi. yaa dafa wax ne moo xam secret lay doon maanaam lu ñu lay nëbb. moo xam ngay ñëw dugg ci benn période boo xam ne dafay nekk période bu xaw a lëndëm. loolu bu mu def ne yow si jëm bopp da ngay xaddi wala nga découragé. dañu ne diggante simmeeku ak sol yére mu neen xej na ci.
kon déjà loolee nekk na loo xam ne yow ci sa jëm bopp na nga ci bàyyi xel bu baax que di nga ñëw traverser une période noire di nga ñëw traverser benn période boo xam ne du nekk période tu ngëneel ci yow muy bëri ay jafe-jafe di bëri ay gàllankoor waaye nag li ma la mën a wax bu ñu ko calculer par rapport ak chiffre yi nga ma jox mun na jël 90 jours maanaam 60 à 90 jours donc lu toll ci ñaar jàpp ñetti weer bu ñu ko xaymaa ne weer bu nekk fanweeri fan lay def léegi nag ci biir loolu yow ci sa jëm bopp bul ci jéem dara defal recul nga observer ba xool situation yi nan lay demee pour nga mun a départ sur de nouvelles bases plus solides loolu dafa nekk loo xam ne mënoo si dara loo ci jéem aussi doo ci du jàll parce que période boobu noonu mooy période bi nga xam ne affaire yi dafa tekkaaral bu ñu jugee ci loolu it leneen li nga xam ne dafay taxaw fii nee na une pensée négative jóge ci ay nit jëm si ci yow loolu nekk na loo xam ne yow si jëmba boo xoolee say mbir ñooñu nga xam ne ñi ngi am beneen xalaat wala gis-gis boo xam ne bokkul ak yow sa bos doo leen déggoo ci kàddu kon tamit jarul nga fay coow wala di histoire wala di xëccoo wala di def dara xam nga tey jii yow ak seen bu fekkee ne déggoowu leen ci ay kàddu ku nekk day jaar yoonam même sur le plan professionnel ku nekk day jaar sur le plan sentimental ku nekk day jaar yoonam donc kon déjà loolu nekk na loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci biir loolu également les projets yi nga xam ne da nga ko amoon te mu nekkoon en stand-by dëgg la di nga ma wax ne say naamar ban la ci wala ban la ci projet yi mais dafa wax ne kenn koo xam ne turam mi ngi commencé par K kookoo dafa nekk koo xam ne waxtaan wi ngay am ak moom dana la jàppale ba nga mun a yegg fa nga xam ne yaa ngi fa bëgg a jëm moo xam ci wàllu finance moo xam ci wàllu physique mais moom moo xam ci wàllu relationnel maanaam connaissance nit kookee moo lay yeggale fa nga xam ne munoo fa yegg loolu nag ci bàyyi xel bu baax a baax mi may wax it ne ma ci wàllu santé yenn difficulté yi nga xam ne yow sa jëm bopp mun na ñëw ci yow parce que amul moytul di yëkkati comme lu diis day am ay problème ci articulation yi ndigg bi mais dafay am problème également ci dënn bi yooyu il faudra faire très attention par rapport ak loolu surtout ci wàllu santé bi y a pas de souci y a pas de problème y a pas de problème majeur mais loolu ma lay wax ni bu fekkee def nga ko rek automatiquement da ngay gis ne daf lay indil ay gàllankoor kon déjà loolu na nga ci bàyyi xel bu baax a baax maintenant les talents yi nga xam ne da nga ko am te mu nekk ay talents cachés nëbbatu waaw mu ne extérioriser ko sëriñ bi génne ko waaw mën na nekk tay talent lay doon mën na nekk ci domaine bu bëri il faut nga génne ko nga extérioriser ko li nekk ci yow nga génne ko pour mun ci am li nga xam ne yaa ngi siy bëgg waaw donc genre loolu aussi na nekk loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax waaw incha allah je sais pas maintenant si vous avez des questions c'est bon baax na ñu ngi lay gërëm di la sant nuyu ñu waa Scat Urbam jërëjëf Lamine di bàyyi xel ci kooku nga xam ne mi ngi doon woowee fële nga xam ne moom mooy Scat Urbam 88 628 99 90 ginnaaw bi minuit demee ba tegal 20 minutes fii ci studio King FM nekk fii ci Almadi ci taax mi nga xam ne fi la groupe Futur Média nekk télé Futur Média ne fi l'observateur nekk fële ca Médina mais fii la nga xam ne fii la journal Record nekk fii TFM religion nouveau produit ba ci li nga xam ne moom mooy King FM donc ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 ñu mën a jokkoo comme ni ñu waxee ak waa jooju nga gis ne am na ay points yu baax ci moom am na ci ay points yoo xam ne daf ko war a éviter donc àdduna noonu lay demee nit ñi il faudra ñu xool yoon yi nga xam ne si la ñuy jaar yoon yi nga xam ne si la ñu war a nekk Lamine ñu jël kii si lañ bi salaamaaleykum salaamaaleykum allo. maaleykum salaam. waaw sëriñ bi. waaw. noo def. maa ngi fi. alhamdulilah fan ngay wootee. Mbour. naka waa foofu. ñu ngi fi rek. alhamdulilah jox ma sa date de naissance. 9/10/98. 9/10/1998.
jox ma da ngay tànn ñetti lim yu la neex entre 1 ak 20 nga jox ma. 5 10 15. 5 waaw 5 10 15 ku baax. waaw wàllu wërsëg position yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dafay taxaw ci yow wàllu wërsëg la wàllu siiw wàllu kawe wàllu am-am waaw loolu dafa nekk li nga xam ne yow ci sa jëm bopp mbégte lay doon ci yow waaw ngay ñëw di dugg ci benn jamono boo xam ne jamono bu neex bu baax lay doon ci yow ngay sentir na it ne ñi la wër ñi ngi lay dimbale pour nga mën a yegg fa nga xam ne yaa ngi fay dem loolu nag nekk loo xam ne dañuy faral di wax ne nitay garabam waaye ñuy faral di wax ne ku fi tàkk dañ laa puus déjà loolee nekk na loo xam ne yow ci sa jëm bopp na nga ci bàyyi xel bu baax mais d'après li nga xam ne maa ngi koy gis muy taxaw fii nii ci say affaire wërsëg wi nga xam ne daf si fës dafay nekk li nga xam ne luy baax lay doon donc wërsëg bi nag wërsëgu tànk la donc du coup mun nga di bañ a toog benn place mun nga di yëngu ci activité boo xam ne da ngay dem di ñëw muy wërsëg woo xam ne wërsëgu jokkalante la sa diggante yow ak ay nit ñu comprendre nga loolu su fekkee def nga ko yow sa jëm bopp da ngay gis ne da ngay am li nga xam ne yaa ngi ko ciy bëgg léegi nag ci biir loolu leneen li nga xam ne dafay taxaw coow mun na dem ci ay yaakaar yu tas seq ak Seydina Omar wala seq ak Lamine la ngeen ni waxante dara du ci nekk léegi mu ne bu fekkee yaa ngi war a dugg ci benn mbir bu mun di nekk xaatim ko bind ko ñu signé ko wala moom ay témoins yu leer xaalis bii boo ko jëlee dugal ko ci loo xam ne leerul da nga koy perte xaalis boo ko jëlee dugal ko ci loo xam ne leerul maanaam amul benn garantie juridique wala ci bu mun di nekk da nga koy perte su boobaa nag wàllu daw di ci topp dina dem ba wàllu yoon di doon li nga xam ne daf siy taxaw waaye normalement waroo si dem parce que léegi leer na ci sa bopp xam nga que te doo dugg ci lenn loo xam ne jëm na ci wàllu koppar boo xam ne da nga koy jokkalante ak nit bu ñu jógee ci loolu it leneen li nga xam ne fës ni caw muy 15 bi jëm ci wàllu mbiru sëy waaye sëriñ bi da nga fës loolu day am ci ay nit c'est-à-dire lu ndaw daal ñu kii la lu ndaw ñu yow daal da ngay fës daal maanaam loolu daal ñu xam ne yow la waaw léegi nag loolu dafa nekk li nga xam ne wàllum cat la dafa am ñaari façon catu làmmiñ ak catu bët dafa am làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu bët yoo xam ne lu ñu xool dootul am ñaar yooyu yëpp nag jege si na la kon dèjà na nga ci wut wa ilaa ay ñaan la wala nga ci ay muslaay ba loolu nga mun cee mucc bu neexee suñu borom waaw dèjà loolu nga bàyyi si xel bu baax dégg nga waaw incha allah léegi su fekkoon ne am na loo bëgg a laajte waaw si wàllu njàng mi kay ah si wàllu njàng mi dinaa dem lan ngay def damay jàng lan ngay jàng lan ngay jàng école da ngay def école jox ma 2 chiffres entre 1 ak 10 5 ak 2 joxoon nga ma 5 ba pare 2 nga ma jox dolliwaat ma beneen bu dul 5 4 4 bi ak 2 6 mu ne ci wàllu njàng moom yow xel ñaar yi ngay am ak doute yi ngay am munul konne munoo ko def ba pare di ci ànd ak réussite c'est pas possible non munul nekk déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax dégg nga waaw incha allah ah d'accord jaajëf Lamine di gërëm ko nga xam ne mi ngi doon woowee foofee ci diwaanu Mbour ginnaaw bi 0 heure demee ba tegal 26 minutes foofu nga xam ne moom mooy Tataguine Xombol di bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñi ngi nekk fële ci Joal Fadiouth gox-goxaan yi nga xam ne ñi ngi wër dëkk boobu di Mbour di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax 88
628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne boo leen si wootee ni ngeen mën a jokkoo ak man Seydina Omar pour ñu mën a xool seen i mbir di dem ba fële nga xam ne moom mooy diwaanu Lorient Baye Sami ñu lay ziar bu ay toute la famille foofu ci côté Bretagne bi nekk foofee ci diwaanu Lorient ñu leen di ziar bu mais également ci ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk foofu noonu ci diwaanu France di kontaan ci ñoom baax a baax mais ñi nekk it di ñu déglu ci àdduna wërngal këpp ci 3W kingfm.sn di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax 88 628 99 90 mooy nekk numéro bi nga xam ne boo leen si wootee ñu mën a jokkoo ak yéen Lamine ñu jël ki si ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi. waaw. waa noo def. maa ngi sant bu baax. fan ngay wootee nii. maa ngi woote Fatick. Fatick naka waa foofu. maa ngi sant bu baax. alhamdulilah fan ngay wootee ci Fatick. maa ngi croisement TP. naka waa foofu. ñu ngi si bu baax. mbaa ñu ngi si jàmm. alhamdulilah. jox ma sa date de naissance 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. 28 1981. 28. le 20. le 20. mois 20 août oui. 28 waaw 1981. 1981 jox ma 3 chiffres entre 1 ak 20. 4. 5. 12. 5 12. sëriñ bi. waaw. mu ne bu fekkee da nga opté pour benn période d'isolement maanaam période boo xam ne da ngay isolé wu nekk yow kese. njuumte la. jumte la. waaw njuumte la. bul def loolu. waaw. munoo demal sa bopp. nit ki du question ne mun nga am benn affaire rek da nga xalaat ne war nga mën a demal sa bopp. du question jikko la wala dara sax mais xam nga léeg-léeg da ngay xalaat ne xaaral ma isolé wu pour mën a am sama yoonu bopp yu ma jaar. waaw loolu nag dafa ne njuumte la yow ci sa côté bu ko def. soo ko defee mun na la indil tardement mais mun na la indil également ay yenn benn vulnérabilité daal mun nañ koy tuddee sax. waaw loolu nekkul li nga xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax. d'accord. mu ne bu fekkee da nga nekk di traverser benn période boo xam ne vraiment taxu ko neex. jàppal ne jeex na. waaw léegi nag yow yaay jóg song maanaam affronter réalité bi provoquer sa destin pour mun a atteindre say objectifs. waaw maanaam xam nga léeg-léeg li ñuy wax destin da ngay jóg dem song ko laal ko cuq ko pour mu mun a ñëw soo ko defee dina baax muy am ay décision nag yooyu jël bu ci am xel ñaar li njëkk a ñëw ci sa xel def ko waaw bu ci am xel ñaar li njëkk a ñëw sa xel def ko soo ko defee rek incha allah rabi yàlla mun na ci def sutura ba xéewal mun a nekk li nga xam ne def siy taxaw waaw kon déjà loolu na nga ci bàyyi xel bu baax a baax yaa ngi dégg. waaw dégg naa waaw. ok mu ne bu ñu jógee ci loolu également yow ci sa jëmm sur le plan professionnel. waaw. mun na am réussite bu mag bu ciy nekk mais day nekk liggéey boo xam ne liggéey chaîne lay doon. waaw maanaam kii laal fii kii laal fii kii laal kii laal ñu dajale yëpp pour nga mun a am résultat bi nga bëgg. waaw kon déjà loolu it na nga ci bàyyi xel baax sur le plan professionnel. ci wàllu santé ci sa alimentation ci sa wàllu lekkin yenn jafe-jafe yi nga xam ne mën nga ko am ci wàllu ci biir buy metti loolu moo koy indi. ci wàllu alimentation. moo koy indi donc kon déjà loolu na nga ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw alimentation bi daal bu fekkee ne jàppandi xam nga des fois da ngay gis nit di lekk ay yenn façon lekk yoo xam ne bu yàggee daf koy indil ay gàllankoor tey nga jaxase mu mel ni kooku rëcc nañu Lamine donc alimentation bi du baax tey da ngay jaxase lekk gerte fii lekk tigérege fii lekk benn affaire fii loolu dafay dem li nga xam ne dafay indil jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram donc kon déjà kooku nañ si bàyyi xel bu baax 0 heure dem ba tegal 31 minutes fii ci studio King FM 99.4 seen émission astrologique di wëy Seydina Omar di leen ko defal feggoog Lamine Ndiaye ci wàllu xarala wi ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 88
628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne boo leen si wootee incha allah rabi ni lañ mën a jokkoo ak yéen comme ni ñu jokkoo ak mbokk yi nga xam ne ñu doon woowee fii ci diwaanu Ndakaaru Scat Urbam dañu woowee fële ci diwaanu Mbour dañu woowee diwaanu Fatick ñuy bàyyi xel ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci région yi di ñu déglu rawatina ñi nekk fële ci diwaanu Casamance diwaanu Bignona ñu leen di ziar bu wër ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fële ci diwaanu Italie Espagne di kontaan ci ñoom bu baax a baax ci confiance bi nga xam ne am ngeen ko ci programme mu King FM 99.4 seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal vendredi bu jot ci waxtu wi bu minuit jotee ñuy jëm 2 heures du matin 88 628 99 90 mooy nekk numéro bi nga xam ne incha allah rabbi boo leen si wootee ñu mun si jokkoo bu baax a baax mun leen xoolal seen i mbir ci domaine bi mu doon mun leen wax it yoon yi nga xam ne da ngeen si war a jaar li nga xam ne da ngeen ko war a éviter mais également wax leen it ni nga xam ne noonu ngeen di war a def pour mun a atteindre seen i objectif wala réussir donc loolu dafay nekk li nga xam ne da ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax da ngeen di gis des fois doomu aadama di nekk ci dara mais wàllu cat dafay nekk li nga xam ne dafay fës ci moom lool di koy indi lay yàqu-yàqu nga gis nit di yaakaar dara muy tas cat la yàqu-yàqu la da ngay toog di wax ay dañ la liggéey mais Lamine kenn liggéeyu la non liggéeyuñ la nit dañ lay jàpp nit cat da lay topp ba si bàmmeel neneen cat dafa sew da ngay gis nit tey jii sax yàlla may ko muy Lamine yàlla may ko ci wàllu technique mu ci xaw a xarañ mais da ngay gis benn waaye jógee fële cee non booy bi non cat dugg na ko day jékkee-jékki rek mel ni dafa gëlëm donc léegi lu muy wax bu gàttee xel mu ne way gars yi nekk ci réew ñoo ma liggéey non liggéeyuñ la cat bee la jàpp rek donc nag loolu dafay bëgg a wax ne nit ñi waruñu bàyyi seen bopp nañuy jóg ci seen bopp di wutey muslaay xam nga Lamine alxuraan bi yàlla wàccewu ko fi pour meuble déedéet saar yi suraat yi daf ko fi wàcce pour ñu siy jëriñu parce que lépp loo xam ne doomu aadama mi ngi ko soxla yàlla tënk na ko ci téere bi ci lu ñu mën a soxla nag kon jarul ñu koy jël di ko teg nañ ci gëstu xool li nga xam ne soxla nañ ko si pour mun a faj suñu aajo waaye nit ki tamit pour nga sa aajo mun a faju day fekk nga am iman am gëm-gëm mu nekk loo xam ne yow sa jëm bopp amoo ci sikki sàkk wala laam-laamee boo ko defee incha allah rabbi lépp loo ñaan wala lépp loo xam ne jëfandikoo ko mu jóge ci téere bi bu neexee si moom day réussir mais il suffit nga am tuuti benn moment de doute wala am laam-laamee wala xel ñaar rek wala nga doye di doomu aadama du jàpp su ko defee nga ne Seydina Amar li ma ñaanal jàppul wala Seydina Amar lam ma def dal baaxul kay baax na de yow la sa affaire baaxul parce que yow yaa nekk di douter di am ay xel ñaar donc yooyu dafa nekk loo xam ne Lamine il faudra nit ñi bàyyi si xel bu baax a baax xam ne cat dafa bëri trop muy catu làmmiñ muy catu bët da ngay gis nit di romb sax gars yi di wax ci moom waaw Lamine day jóge koñam léegi dañuy commencé wax waaye saa yaa ngi dégg Lamine temps yi nii fële la nekk TFM la nekk booy am na xaalis fan yii de hop nekk da xamuñu ne Lamine xam na fi muy dem di lijjanti ay affaire am donc loolu dafay nekk li nga xam ne il faudra nit ñu bàyyi si xel bu baax a baax donc yooyu dafay faral di am sur le plan professionnel dafay faral di am ci wàllu liggéey day faral di am ci say wàllu activité mu jékki-jékki nekk au ralenti dafay am ngay sóobu ci dara rek mu nekk au ralenti maanaam du dem comme ni nga xam ne noonu nga koy bëggee donc loolu dafay nekk loo xam ne nit ki aussi war nga koo xam pour mun koo fàggu ba nga xam ne ëllëg si bi du la indil benn yàqu-yàqu loolu yëpp incha allah rabi dinañ ci waxtaan ci 88 628 99 90 88 628 99 90 buñ si jokkoo ak man rek ñu mun ci xool par rapport ak seen yenn projet yi nga xam ne da ngeen ko am par rapport ak yenn waxtaan yenn négociation yi nga xam ne da ngeen koy am mu jëm ci seen mbir yi nga xam ne également seen xel mi ngi ci pour ngeen war cee dem mais di ci am ay xel ñaar di xalaat ndax nga dem si wala doo si dem nga dugg si wala doo ci dugg donc yooyu yëpp di nekk ay points yu am solo yoo xam ne nit ki war na koo xam 88 628 99 90 ginnaaw bi 0 heure demee ba tegal 36 minutes fii ci studio King FM 99.4
man Seydina ma leen ñuy defal seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance feggoog Lamine Ndiaye ci wàllu xarale bi donc ngeen mën a wéy di woote ci 88 628 99 90 Lamine ñu yéegal tuuti générique bi rek en attendant ñu jël ki nga xam ne mos na. sëriñ war naa xàmmee safa ak wiitar sëriñ war te yaakaar tasab ak wesar bur yàllaa ngi fu ne ànduma ci loolu lépp a bokk maase ne fa yàlla subak maam Yaasin Saaro gaañi yeewul leen timis jot na subak maam Yaasin Saaro gaañi yeewul leen timis jot na kuy nelaw ba timis jotee xanaa nga mën a yeewu aduna ndoxum joor la te buy taa ma ngay ñiis watu ndaa mën na laaw dégg léegi ay waay doom yaay tey lu bay bindal na ma Lamine mu nekk woy bu am solo mu nekk woy bu am solo mu nekk woy boo xam ne woyu njàng la donc mu nekk woy boo xam ne également nit ñi war nañ di ci bàyyi xel bu baax a baax parce que ne leen mën a jàppale ci seen àdduna lu ci bëree bëri donc lu nekk loo xam ne aussi souvent dafay faral di am donc nit di gis nit du ko def dara mu bañ ko du ko def dara mu liggéey ko du ko def dara mu def ko lu metti loo xam ne daanaka day yàqu àddunaam mais loolu nag malheureusement bu fekkee yaa ngi koy def nii diñ ci am ndam nii de mais boo ñu demee ba ci suñu borom subhanahu wa taala mun na am problème wala tamit ñu dem sax léegi suñu borom sax xaaratul ñu yegg fee de fii la koy lijjantee waaw donc moo tax déjà nañu bàyyi xel ci loolu def ci attention bañ di féewale xol yi bañ di jaxase nit ñi bañ di wax nit ñi également lu leen di tiita wala lu leen di jaxase wala loo xam ne daf leen indi lay perturbation non loolu nekk li nga xam ne mooy butu pour nit ñi war a waxtaan ak yéen donc loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax 88 628 99 90 mooy nekk numéro bi nga xam ne ba leen si woote rek incha allah comme ni ñu koy defee vendredi bu jot ci waxtu wi bu minuit jotee ñuy jëm 2 heures du matin mun a waxtaan ak yéen xoolal leen seen i affaire ci domaine bu mun di nekk nag sur le plan professionnel ci wàllu liggéey mooy professionnel ci wàllu santé wér-gu-yaram ci wàllu avenir li jëm ci sa kanam donc est-ce que yoon yi ngeen jaar nekk na yoon yu baax est-ce que taxawaay bi ngeen nekk ni actuellement nekk na taxawaay bi nga xam ne gën na est-ce que amul loo leen war a yokk est-ce que amul loo leen war a wàññi est-ce que yoon wi ngeen jaar yoon bu baax la ndëgg sërëx yi nga xam ne taxaw nañ ci seen kanam relation bi nga xam ne yaa ngi koy am ak nit ki est-ce que relation bu baax la est-ce que du relation bu baax est-ce que relation bi am na aboutissement est-ce que am na mucc est-ce que relation bi nii dina am li nga xam ne yaa ngi si bëgg situation yi ngeen nekk est-ce que di ngeen ci génn doo leen ci génn donc yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ne nit ku nekk dañuy adat ay mbiram moo xam dafay joxe turam joxe date de naissance am joxe 3 chiffres entre 1 ak 20 ñu adat ko mun ko ci wax jox ko ci ay tegtal yoo xam ne dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala tegtal yooyu nga xam ne ñu ngi koy jox bu ci toppee yàlla may ko ndam ci li nga xam ne mi ngi koy bëgg donc déjà loolu dafay nekk loo xam ne nit ki war na si xam ne doomu aadama warul dox ci kumpa Lamine nit warul dox ci kumpa di làmbatu loolu nit waru ko def nekkul loo xam ne lu baax la nekkul loo xam ne da lay parce que bu fekkee yaa ngi làmbatu mun nga daj ko mun nga bañ a daj
bu dee yaa ngi làmbatul mun nga teg sa tànk foo xam ne xamuloo fu mu doon mais olof Ndiaye day faral di wax ne ku ñimee dañ laa dee waaw nii lañ lay dee nag fii lañ lay dee maanaam da ngay ñëw joxe sa date de naissance jox si tur ñu adat ko xool ci li nga xam ne bu ñu la ko waxee boo ci jaaree yàlla may la ci ndam donc en réalité loolu la donc déjà nañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc nit ki tout le temps dafa war di xool yoon yi muy jaar xool li muy def xool fan lay teg tànkam xool lii muy dugg baax na baaxul période bii mu si nekk est-ce que période bi gën na ci moom est-ce que mi ngi xëcc loo xam ne gën na ci moom xam nga léeg-léeg Lamine nit xëccu dara gënul ci moom da koy xëccu ba jot ko yàlla def safaan mu dem ne su ma xamoon duma ko xëccu fekk c'est trop tard parce que loolu la tubaab di wax la pensée positive il y a une pensée positive et une pensée négative la pensée négative baaxul li ngay xalaat ci lu bon li ngay xalaat ci lu lay yàqal day ñëw la pensée positive ngay xalaat ne Lamine yàlla nekk milliardaire Lamine yàlla nekk milliardaire Lamine day xëy nekk milliardaire waaw ñaari pensées yooyu ñoom ci àdduna moo tax ñu ñaan yàlla ñun ci suñ jëm bopp lépp lu jëm ci xalaat lu bon buñ ko def daf ñu yàqal lépp loo xam ne xalaat lu positif la loo xam ne wax dëgg neex yàlla buñ ci jaaree mun nañ ci am liñ ci bëgg kooku si ñu sóobu ci donc kon déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax 88 628 99 90 seen émission di wéy donc comme ni ñu ko xamee rek donc gis nga sànq Lamine ñi ngi amoon tuuti jafe-jafe rek ci wàllu coupure courant yemoon ak émetteur bi loolu moo ñu indil tuuti lënc ci yenn zone yu bëri ñi may envoyé message ne ma dégguñ ñu c'est normal dafa amoon coupure bu amoon rek quoi mais ñi ngi si et puis ñëw na sax je crois voilà ñëw na donc au fur et à mesure donc dinañ jàpp rajo bi ci yenn zones yi ngeen mën a profité woote ci 88 628 99 90 ginnaaw bi 0 heure demee ba tegal 44 minutes fii ci studio King FM 99.4 ay ñu dégluwaat tuuti générique bi rek ñëwaat ak yéen. aduna ndoxum jaar la te buy taa ma ngay ñiis watu ndaa mën na laaw dégg léegi ay waay doom yaay tey lu bay bindal na ma ñetti laaya 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 bi ma sangoo bi ma naan ko bi ma def ko man saar wu may weex saa waaji mbaadu li ngay bàkkoo bi ma sangoo bi ma naan ko bi ma def ko man saar wu may weex di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax ci déglu bi nga xam ne ñu ngi koy déglu King FM 99.4 ci seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal saa su ne di leen ko defal vendredi bu jot ci waxtu wi bu minuit jotee ñuy jëm 2 heures du matin ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne boo leen si wootee rek incha allah rabi ñu mën a xool ci seen i affaire xool ci seen i mbir ci wàllu professionnel maanaam ci wàllu liggéey bi ngeen liggéey ndax seen wërsëg mi ngi ci liggéey bi ngeen di liggéey ndax baax na ci yéen liggéey bi ngeen di liggéey ndax résultat dina ci am liggéey bi ngeen di liggéey ndax boo leen ci continuer ab diir di ngeen mën a am résultat yi nga xam ne yaakaar ngeen si ngay gis souvent nit day nekk ci benn mbir topp ko ba mu yàgg mu dem ba fi muy xàddee
nekkati lu ndaw a ndaw moo des pour mu atteindre objectif am wala mu jot trésor bi donc loolu dafay bugg a wax ne nit warul di xàddi nit warul di décourager nit warul di bàyyandiku donc loolu dafa nekk li nga xam ne faudra nit ki mu xam ko ñu gis également que par rapport ak yenn ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci dara dañ ciy nekk lu yàgg mais duñ ci am dara duñ ci réussir parce que du seen yoon nekkul yoon bi ñu war a jaar nekkul yoon boo xam ne ci seen destin daf ko tracé wala ak yu demee noonu donc kon déjà loolee doon na loo xam ne dañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu gis tamit ne ci wàllu vie sentimentale ay nit dañuy nekk mais souvent da ngay gis ne affaire yi du jàll li waral loolu mooy ñun doomu aadama yi dañu xaaj ci ñeenti pàcc mu ñuy nitu ndox nitu ngelaw nitu safara ak nitu suuf muy ñeenti pàcc yi nga xam ne dañu ko xaaj ci ñeenti pàcc yooyu noonu mu am ñu mën a ànd ak ñi mënul ànd ñi mën a ànd ñëpp xam nañ ne ndox nitu ndox bu tawee suuf dékku ko dañuy gis ne dafay am la nga xam ne moom mooy meññeef su meññee gàncax bi ñëw donc loolu dafay nekk li nga xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolee di mën a nekk li nga xam ne dafay jàppale donc ñuy xool keneen ki nga xam ne mi ngi nekk ci ligne bi Lamine ñu jël ko suuf ak ndox mun nañ ànd suuf ak ndox mun nañ ànd ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw sëriñ bi noo def sawa sawa. alhamdulilah fooy wootee Casamance. yaa ngi wootee Casamance waaw. fan ci Casamance oh mu mel ni kooku rëcc nañu Lamine bu ñu doon woowee foofee ci diwaanu Casamance di ñëw sax bu ñu jógee Casamance dañuy jaar fële côté Karang di nuyu Aliou Cissé nekk foofu ci diwaanu Karang di kontaan ci moom bu baax a baax mu mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamualeykum. waaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar. alhamdulilah fan ngay wootee. waaw mais Lamine dafa mel ni serveur bi nag mooy indi ay jalti tey bi moom gaa ngi woote mais daa mel ni serveur bi ci boppam mooy indi ay jalti 0 heure dem ba tegal 55 minutes juróomi simili télé siiw 1h du matin fii ci studio King FM seen émission bi ñuy astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal vendredi bu jot ci waxtu wi bu minuit jotee ñu jëm 2h du matin ngeen mën a woote ci numéro boobu di 88 628 99 90 mbokk yi ñuy dégloo ci dëkk yi gën a sori ci Sénégal ñuy bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax fële nga xam ne moom mooy Casamance ñuy leen di bàyyi xel baax Bignona Sédhiou di xuus ba côté Kolda Tamba di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne en tout cas ñu ngi ñuy dégloo foofu. donc di ñu déglu ci rajo bi foofu tout le temps ñu kontaan ci ñoom bu baax a baax ñi nga xam ne également ñi ngi nekk bitim réew di ñu déglu ci 3W kingfm.sn ñoom it ñuy bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax ci àdduna wërngal këpp mbokk yooyu di leen ziar bu baax ci déglu bi nga xam ne yaa ngi ñu koy déglu ñoom mën nañu woote ci 33 841 22 90 kooku dafay nekk ñu mën a woote bitim réew mu mel ni am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko asalaamualeykum. maaleykum salaam. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi lay koy delloo naka yi tey. ça va alhamdulilah. fan ngay wootee. Dakar. Dakar naka waa foofu ngay wootee. Rue du Pikine bisimilah. jox ma sa date de naissance. 23 novembre. 23 novembre 11. 1900. 2000. 2000. ok 23 novembre 2000 jox ma 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. 4. 6. 8. ajaratu. bëri na ay 4 bi baaxul 6 bi baaxul 8 bi baaxul. 8 bi nee na da nga bëri ay caprice bëri ay problème di gaaw a mer.
lu tax loolu lan la dara. ah est-ce que loolu wóor na wóorul de. wóorul de da nga koo bàyyi ko waay naa ko bàyyi. moo gën ci yow de nee na 8 bi ay caprice la ay problème ay détails yoo xam ne amul bopp amul genn yow ci ngay nekk rek xëy ci suba ngoon jot di ci ne bàyyi loolu incha allah. 6 bi mu ne da ngay nekk dafa nekk point boo xam ne abu jayin la baaxul maanaam lépp lu jëm ci wàllu coow sa diggante yow ak ay nit da lay tardel kooku aussi dafay nekk loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax kat bi muy wàllu sëy wàllu relation sentimentale bu stableul mel ni vague géej di def nii rek di yéeg des hauts et des bas di yéegaat di wàccaat yooyu baaxul de te nga maa joxaat 2 chiffres ma xool entre 1 ak 10 parce que yooyu yi nga ma jox moom dara baaxu ci 2 1 ak 1 ñu ko boole muy 3 mu yonent yàlla Moussa dafay wax ne say affaire dina sotti incha allah mais dafay jël temps dafa am ay jaar-jaar yu muy nekk ay des fois ay xaw a retard tuuti yuy fës ci yow nañ ci bàyyi xel bu baax incha allah. mu ne buñ jógee ci loolu yow ci sa jëm bopp par rapport ak li nga xam ne moom mooy 1 bi ci wàllu liggéey boo xam ne balaa liggéey bi sax wàllu njàng la njëkk a wax maanaam une formation professionnelle ba pare bu loolu sottee nag ñu soog a sóobu ci wàllu liggéey bi mais il faut formation boobu nga def ko maanaam mu nekk benn bagage boo xam ne da nga koy am ba pare pour soog a mën a sóobu ci yenn affaires yi incha allah. waaw donc déjà loolu na nga ci bàyyi xel bu baax a baax a baax dinaa ko def incha allah. waaw wàllu mariage daal la may wax waaye man de xuloo bee ma ci xaw a jaaxal dëgg la. ah xuloo bi de wax dëgg yàlla moom soxna si xuloo bi daal mooy indi ay kalang-kalang Lawin mu mel ni kooku rëcc nañu mu tam ñu doon wooye foofee ci diwaanu Pikine Rue 10 Icotaf tali bu mag ñoom ñëpp ñu leen di ziar bu baax a baax di dem quartier CFA foofu nga xam ne moom mooy Pikine di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi fay yeewoo di leen ziar di leen fàttali ne yaa ngi nii déglu King FM 99.4 seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal ajjuma bu jot ci waxtu wi ñuy waxtaan ci seeni mbir gis nga ndaw si 4 la joxe 6 8 yow Lamine ndaw su pànk moo génn noonu ku bëri benke ñenke dafa bëri affaire ku bëri ay kalang-kalang la ku bëri sax kalang-kalang donc 8 bi la 6 bi moom da ngay waar moom daal mi ngi noonu daal bëri na ay calaka même vie sentimentale ba sax stable ndaw si dafa bëri problème daa bëri lu muy seetlu bëri lu muy lëxmat bëri lu muy kii cherche trouve waaye donc déjà loolu dafa nekk li nga xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc ñu xool ko peut-être mu nekk comportement yoo xam ne mun na ko indil ay yàqu-yàqu quand même ci vie am mu mel ni 1h du matin jot na fii ci studio King FM su fekkee am na ay publicité dem service commercial tuuti def publicité et puis dellu si waat ci 88 628 99 90. vendredi jot ci waxtu wi ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 88 628 99 90 ñu mën si jokkoo ñi nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew it ñoom ñu mun ma woo ci 33 841 22 90 donc loolu di nekk li nga xam ne incha allah rabi muñ si woote rek ñu mën a jokkoo ak yéen mun leen xoolal lépp li nga xam ne taxaw na ci seeni affaire moo xam lu feeñ moo xam lu nëbb moo xam it yoon woo xam ne bu ngeen ci jaar pour mun ci amay tegtal incha allahu rabbi bu leen defee 88 628 99 90 mu mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamualeykum. maaleykum salaam. ñu ngi sant yàlla bu baax. dama bëggoon a leerlu. bisimilah fan ngay wootee soxna si. mel ni Lamine kooku de xam naa nag serveur bi indi jalti salaamaaleykum salaamaaleykum
waaw sëriñ bi noo def alhamdulilah da xaw a déplacé wu tuuti daa mel ni fi nga nekk amul réseau de ah wala day jafe kay jaay xanaa waaw baax na xanaa ñu jéem a kii rek wala waaw néeg xanaa néeg bi amul réseau ma ne xanaa néeg bi amul réseau fooy wootee nii ah ah yaa ngi Sandiara ok jox ma sa date de naissance ah allo oui allo sëriñ bi yaa ngi may dégg waaw maa lay dégg waaw waaw dafa mel ni gën naa jàppandi de ci biti neexul dafa sedd waat wala dafa lëndëm ah allo yaa may dégg allo waaw mu mel ni dafa rëcc waa donc kooku nga xam ne ñu ngi doon jokkoo moom mu ngi doon woowee foofee ci diwaanu Sandiara xam naa rëcc nañu mun na woote waat ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne yéen ñi nekk fii Sénégal bëgg a jokkoo ak man Seydina Omar mun ngeen ma woo ci numéro boobee fii ci rajo bi ñu mun a xool waxtaan ak yéen mun leen jox ay conseil waaye it mun leen teg ci yoon ñu xoolaat ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziar. alhamdulilah fan ngay wootee nii. maa ngi woote diwaanu Yaraax. naka waa foofu. sant yàlla. tabarkalla jox ma sa date de naissance 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. 14 10 1994. 14 10. 94. 1994 tànnal 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20 nga jox ma leen. 7. 9. 9. 14. 7 9 14 14 dafay joxe 5 16. sëriñ bi. waaw. li nga xam ne moom laay gis muy fës ci say mbir dafa wax solution boo xam ne di nga ko am mu jëmoon ci yenn mbir yoo xam ne yaa ngi si nekkoon te xamoon nooy fooy jaar ak nooy def solution nag dafay nekk li nga xam ne dina am li waral loolu mooy yow ci sa jëm bopp dafa am koo waxtaanal ci say yenn mbir yi wala yenn projet yi nga xam ne wala sa yenn bëgg-bëgg wala sa yenn xalaat taxu ko woon maanaam taxu ko si woon farlu amuloon pas-pas lool léegi nag loolee nekk na li nga xam ne yow ci sa jëm bopp nii incha allah rabbi da nga si jëlee yoon yooyu jaar pour nga mën a réaliser sa projet yi nga xam ne yaa ngi ko amoon donc déjà loolu dafay nekk li nga xam ne yow ci sa jëm bopp bu yàlla dogalee nga mun ci taxaw bu baax bu ci am xel ñaar mu ne sa entourage maanaam ñi la wër ci wàllu famille ci wàllu xeet ci wàllu meen bu fekkee yaa ngi waxtaan ak ñoom jëm ci say affaire ñoom dinañ la jàppale dinañ la jàppale waaw ñoom dinañ la jàppale bu fekkee waxtaan nga xam nga dañ ne léeg-léeg ñu ne jàngoro boo ko siiwalul kenn du ko faj waaw mu ne yow léegi yi nga xam ne yaa ngi ko am boo si waxtaanee ak ñoom incha allah rabbi ñoom dinañ la jàppale ba loolu mun a jàppandi parce que mi ngi wax soutien moral ak soutien matériel buy jógee ci ñoom mu nekk ay des choses concrètes maanaam lu leer lu tegu lu loxo mën a teg loxoom moom ay contact yu am solo yoo xam ne nag di nga ko am yow ak ay nit ñooñu nekk dañoo xam ne projet yooyee boo leen ko waxee incha allah rabi day nekk ay projet yu ñuy ñëw teg bët kon déjà loolu nekk la loo xam ne ngay amaat statut bu bees maanaam amaat situation bu bees donte complication donte lëj-lëj donte yow ci sa jëm bopp say mbir ni nga bugg mu demee demeewu ni c'est normal mais bon àdduna moo demee noonu aussi mënoo ci dara waaye nag dafa wax ne yow ci sa jëm bopp li ñuy wax maanaam am départ am bëreet dafay taxaw ba lépp li nga xam ne mi ngi la doon téye jamono bii nii mi ngi nekk ci sa ginnaaw waaw kon nag kon déjà loolu sax rek loolu waaw xel mun na cee dal
waaw xel mun na cee jàpp parce que nee na ma nekkoo ku ñàkk courage nekkoo ku ñàkk gëm-gëm waaw nekkoo koo xam ne da ngay yaafuus wala boog sax en tout cas da ngay xaw di taxaw ak yooyu wallaahi waaw léegi nag ci biir loolu li nga xam ne wax na ma ko fii nee na situation yooyu moo demee woon noonu rek mais dafay ñëw jeex waaw kon déjà loolu nekk na loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne na nga trouver activité bu bees boo xam ne wax dëgg yàlla dina la mën a jàppale de pour nga mën a am dara parce que gis naa ne xaalis bi tegu sa loxo dafay dem wallaahi loolu moo gën a jaaxal na ah jaaxal na ma trop trop lan ngay jaay xaalis bi loo koy def ah looy def xaalis bi lan ci ma ne looy def xaalis bi loo koy def loo siy jaay ban xaalis la juste pas dafa wax ne xaalis bi tegu sa loxo dafay dem waaw man tey daf maa jaaxal waaw moo la ma ne waaw loo siy jaay loo siy def non man kay affaire daf maa jaaxal du de duy ñëw daal du doog daal day dem quoi day dem waaw moo tax ma ne loo ciy jaay lan nga siy jaay non jaayuma de defoo si dara non daf ma si dara de mayoo ko jigéen ah mayoo ko jigéen waaw yenn saa yi waaw yenn saa yi nga may ko jigéen waaye crédit la rek bëriwul ak crédit ngay maye waaw ah Lamine waaw crédit bi day yóbbu xaalis bi de ah waa ji waxul fi xaalisam bi di dem de ah segam comme yow da ngay maye crédit kon ndaw si moom boo ko gisee nu muy demee non du crédit ay téeméer la rek gaayen ay téeméer waaw téeméer 300 la bëriwul de ah bëriwul loolu moom bëriwul moom mais ndaw si xanaa doo koy may xaalis boo ko gisee non non pourtant kooku dama ko takk sax de dañoo xamante nii rek bëgguma ko doxaanuma koy dañoo xamante nii rek yàlla xam na dañoo xamante nii rek yenn saa yi na ko yónnee ay crédit ah xamante ni rek comment ngay jël sa crédit yooyu di ko yónnee bilaay waaye sëriñ bi déet waaye yow tamit bul def loolu ah vie sentimentale bi ah am problème ak moom quoi nga xool ma foofu waaw da nga am problème ak vie sentimentale bi waaw ok yow da nga may jox mun nga ma jox say initial ah mun nga ma jox sa initial yi maanaam commencement tur bi ak sa commencement sant waaw tur bi nu muy commencé ban A wala B wala S waaw ok A lay commencé ak S ah ok ku jigéen ki nan la turam di commencé ak santam D ak D jox ma 3 chiffres entre 2 chiffres yu la neex tànnal 1 ak 10 8 8 2 8 waaw sëriñ bi boo moytuwul AS bi dina bàyyi DD bii de waaw parce que situation bi ñëg lay mujjee ñëg xam nga ñëg baaxul maanaam nit ki dem ba ñëg quoi maanaam bu kéetul quoi Lamine na laa ko mën a expliquer dafa sës waaw sës nga dem ba ñëg ba bëggatoo dellu ginnaaw donte bugg ngaa ñëw sax mais mënatoo ñëw voilà ndax da ngay rëy oh bu mel ni kooku rëcc nañu ah Lamine dafay rëy dafa dem ba waaw dafa rëy donc malheureusement mais waaj daal moom nee na day yónnee ndaw si ay crédit ba pare neen dañu am problème ñoom ñaar waaw dafa bëgg xale bi kay dafa bëgg waxul li xew yëpp mais bu joxe woon chiffre rek dañuy koy génne donc dafa bëgg xale bi en tout cas yal nañ juboo ah comme bëgg na ko noonu yal nañ juboo 88 628 99 90 am na keneen ku nekk ci li ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi maa ngi léegi doon woote Grand Yoff. yaa doon woote Grand Yoff. waaw yaa judd ban année. allo. allo oui. oui. yaa judd ban année. 94 9 12e mois. 9 12e mois 94. fii ki ma woo 114 10 la ma joxoon de 14 10 94 du yow. non non du man. ok yaa ngi soog a woote. maa ngi woote waaw. ok jox ma sa kii jox ma sa date de naissance. 9 décembre 94. 9 12 1994 jox ma 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. 5 7 12. Oh Ajaratu nee na situation bu mun a ñëw bàyyil affaire yi ñu déroulé wu selon leur cohérence déggu ma. allo. waaw
mu ne situation bu mun a ñëw ci yow waaw bu ci am ay xel ñaar wala nga ci jëmut solution bàyyi ko mu doxalinam rek bu demee nag ba war a arrêté dina ko def waaw kon déjà loolu dafay nekk loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne bu ñu jugee ci loolu yow ci sa jëm bopp ci leneen li nga xam ne dafay taxaw fii nii ci yow ci wàllu wér-gi-yaram bi boo demee ba jamono ngay nemmeeku ay méttu biir yooyu dafay nekk li nga xam ne mun na la indil ay jafe-jafe boo demee ba nemmeeku it yow ci sa jëm bopp boo tëddee ay méttu bopp di la dal wala ay li ñuy wax ay migraine kooku problème mu tension la mais loolu alimentation bu baaxul moo koy indi muy alimentation boo xam ne dafa bëri graisse alimentation boo xam ne dafa grasse loolu baaxul ci bu yàggee da ngay am yaram boo ko amee yaram loolu moom mooy indi ay jafe-jafe ba nga am problème yii ma la wax ci wàllu wér-gi-yaram loolu nga bàyyi si xel bu baax a baax mu ne bu ñu jógee ci loolu yow ci sa jëm bopp également da ngay nekk di jóge ci benn étape dem ci beneen mbiru sëy mu yàlla na ci nekk mu nekk lu gën dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon coow trop yow sëy am borom kër daa nekk ngëneel ci yow de ah. amaguma. waaw man kay damaa bëgg nga am kay waaw kay waxuma ah. ma ne amiin. ah kay damaa bëgg nga am kay parce que xam nga lu tax ma bëgg nga am dafa wax ne wàllu sëy maanaam am borom ko wala nekk en tout cas ci relation bu stable dafay ibbi sa buntu wërsëg donc kon xam nga kon déjà yow pour loolu nga am borom ko dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon ci yow donc yàlla na sotti bu fekkee am na kenn koy bëgganteel ah bu dee ñëw na pour takk la est-ce que doo ci dugg. incha allah. man incha allah. mi ngi ñëw. waaw. waxugul dara. wax na dara kay daa ñëwagul rek. ah daa nu muy waxee moom it te ñëwagul moom. maa ko wax mu xaar ba ci kanam. maa ko ne mu xaar ba ci kanam. def nga erreur def nga njuumte lu tax nga ne wax ko mu xaar ba si kanam. dama bëgg a xaar tuuti rek. waaye est-ce que loolu wóor na man de d'accord ma ak yow. man de ànduma ak yow. su la neexee nag nga xaar waaye man d'accord ma ak yow. d'accord. waaw comme waa daal bu fekkee ñëw na pour takk la tey yow bëgg mu mel ni mais yow Lamine kii mi ngi def njuumte waaw jëkkëram la dàq de def na erreur de bu fekkee ne xaw ma ndax waa ji dina ñëwaat wala du ñëwaat daal mais njuumte daal weesul lii mu def nii 88 628 99 90 muy numéro bi nga xam ne moom ngeen di woote yéen ñi nekk fii Sénégal ñi nga xam ne dañ nekk bitim réew ñoom ñu woote ci 33 841 22 90 mu mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi Lamine ñu jël ko asalaamualeykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi noo def. maa ngi sant yàlla rek. alhamdulilah fan ngay wootee. maa doon woote Sandiara. yaa doon waaw yaa doon woote yow waaw sëriñ bi yaa ma joxoon yaa judd ban année. mu ne. ma ne yow yaa judd ban année jox ma sa date de naissance. 24 avril 67. 24 avril. 24 avril 67. ah. 24 avril 67. 24 avril 24 1967 sëriñ bi da ngay tànn ñetti lim yu la neex diggante 1 ak 20 nga jox ma ko. diggante 1 ak 20. 4. 4. 16. 16. 13. 13. waaw. 16 7 13 4 4 8. sëriñ bi. bu fekkee yow ci sa jëm bopp. waaw. am ngay possibilité pour di mun di bouger. bouger. waaw maanaam di dem di ñëw. waaw. ci sa wàllu activité professionnelle. waaw. wala moom ay nit yoo xam ne di nga xamante ak ñoom. waaw. ci wàllu ay projet wala yenn bëgg-bëgg yoo xam ne am nga ko. waaw. jamono bii ñu nekk nii dafa nekk jamono bu baax fii ak ndox di laal suuf.
su fekkee ne def nga ko yow ci sa jëm bopp di nga ci mën a am la nga xam ne yaa ngi ko ciy bëgg. man damaa fixé benn société nag. ah. damaa fixé si benn société nag. waaw mais est-ce que mais man de gënalu ma de parce que sa wërsëg. wërsëgu tànk la. wërsëgu tànk la donte da ngay monter da ngay def benn activité parallèle boo xam ne du la yàqal dara ak sa li nga xam ne yaa ngi si nekk nii présentement waaw mais mu lay permettre ngay am ay déplacement wala am ay contacts yoo xam ne da nga koy am ak ay nit waaw loolu mun na la rapporter lu bëri comprendre nga li ma bëgg a wax waaw fi nga nekk entreprise la waaw yaa ngi fay liggéey waaw bu da ngay toog di dem xëy dem liggéey wàcc bu weer bi dee ñu fay la waaw sa wërsëg weesu na loolu waaw waxuma la nag nga bàyyi ko bul bàyyi de dëgg la bul bàyyi mais dafa wax ne ibbil beneen activité waaw activité parallèle mais bu légal boo xam ne concurrence wul fi ngay liggéey ak yooyu waaw mu nekk légal bu fekkee def nga ko contact yi nga xam ne yaa ngi si am di ci dugg di dem di ñëw waaw da nga ciy réussir trop incha allahu rabbi waaw yàlla mun na la ci may daal li nga xam ne daal di nga ko ci soxla lool wax nga dëgg waaw loolu nag dama bëgg comme wërsëgu tàngaam ah ni bu amee wërsëgu tànk nag daf si war di jóg di ci taxaw parce que déjà mi ngi gis nga li ma la doon wax mi ngi wax ne mun nga liggéey ci beneen secteur géographique bu bokkul ak bii nga nekk nii waaw donc déjà loolu tamit baax na bu fekkee aussi foofu nga nekk noonu sànjare boobu noonu mun nga am possibilité def leneen waaw ah nga def ko d'accord ah bu dee am nga possibilité def leneen te bu loo xam ne du la yàqal dara ak sa liggéey bii nga nekk nii def ko même si wàllum jënd ak jaay yëpp baax bu la neexee yow yaay xool di nga sentir ne yow am nga ci notion waxuma nga dugg ci loo xamul dara de dëgg la ah waaw waxuma nga dugg ci loo xamul dara de li ma xam daal am naa ci notion daal loo xam ne am nga ci notion loo xam ne tey boo ci duggee yàlla mun na la si jàppale ba nga mun ci am li nga ci bëgg waaw loolu boo ci duggee mu nekk activité parallèle bu bokkul ak bi ngay yëngu nii mun nga ci am li nga ci bëgg incha allah di nga ci am ndam bu neexee suñu borom incha allah waaw kon déjà loolu dafay nekk loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax naa ci moytu bu baax waaw mu ne di nga am ay démarches yu am solo yoo xam ne sa xel dina ci nekk ba nga wàccee jóg ne ci dem ci parce que da ngay am réussite ci côté boobu même sur le plan professionnel bu doonee dafa am ay responsabilités yoo xam ne dañ la ko jox wala nga koy nga koy xëccoo maanaam nga ciy xëccu daal pour jëm si waaw da nga koy am waaw d'accord jarul nekk nga ci xëccoo bul def ay kalan jaru ko jaru ko déedéet jaru ko vraiment jaru ko d'accord nekkal ci li nga nekk ah léeg-léeg ma am ay procès tuuti ay xëccoo effectivement day wax yu sew nii waaw mais bu ko lijjanti ah d'accord bu ko lijjanti yow nekkal ci say affaire xam nga nekk ci li nga war a nekk boo amee yenn projet nga xalaat noo koy sottilee ak yooyu nga def ko quoi boo ko defee yàlla mun na la si jàppale ba nga am ci li nga ci bëgg incha allah waaw donc déjà loolu bu ci am benn xel ñaar quoi d'accord waaw léegi nag mu ne ci biir loolu yow ci sa jëm bopp nag da ngay jël lépp teg ko ci sa wet pour nga mun a am vraiment li nga xam ne yaa ngi koy bëgg mu jëm ci wàllu réussite waaw donc déjà loolu tamit dafay nekk loo xam ne dina baax ci yow incha allahu rabbi d'accord loolu nga bàyyi xel baax bu fekkee am nga ay question tamit yoo xam ne bëgg nga ci am ay leeral tamit mën nga laajte bismillah d'accord si jëm si sama côté santé waaw lëndëm yooyu loxo la wala lan la non organisme buy néew doole la organisme buy néew doole la waaw xam nga dafay am waaw da ngay gis nit day dem ba benn moment organisme moom dafay néew doole dafay kàttanam dafay commence di wàññeeku loolu am na voilà du question ay liggéey wala dara mais nag tamit nit ki warul toog di bàyyi boppam nit ki warul toog di bàyyi boppam dañu nekk Afrique am suñuy réalité waaw donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne du question ne da
da ngay wax ay dañuy xaar nit def la daal déedéet mais da ngay jóg sa bopp ah man de damay jóg sa bopp moom du ma bàyyandiku moom wóorul. côté sentiment yokkute mënoo si am ci couple. sur le plan sentimental bu ñu xoolee par rapport ak fii nii dafa wax mouvance équilibrée la nekk 9 10 10 9 9 8 10 11 donc équilibré lay nekk donte bugg nga yokkute am ci mais buggul forcer. bu ko forcer. bàyyi les choses ñu ñëw selon leur cohérence. voilà boo ko defee dina ci mën a am li nga ci bëgg te du am problème. waaw loolu aussi nga bàyyi si xel nga bàyyi si xel bu baax ah. d'accord. oui je suis parfaitement d'accord avec vous merci beaucoup. jërëjëf sëriñ bi nuyul ñu waa Sandiara yëpp. d'accord y a pas de problème. ah nuyul ñu waa Sandiara yëpp incha allah rabi. merci beaucoup. allez au revoir jërëjëf Lamine. di nuyu mbokk moom ñu doon woowee foofee ci diwaanu Sandiara 1h dem ba tegal 29 minutes ñu teg tuuti générique bi rek def benn pause bu ndaw rek mun a ñëwaat ak yéen ci 88 628 99 90. ki def jëf jee ak ki wax jëf jee ak ki jiite jëf jee xam nañ ni àdduna jaru ko. ki def jëf jee ak ki wax jëf jee. nekk foofu Farafenni zone boobu yëpp Kaolack donc dem ba diwaanu Gambie. wàcc fële nga xam ne moom mooy Sédhiou Bignona Ziguinchor Kolda Tamba donc di bàyyi xel ci ñoom mu mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamualeykum. sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah fan ngay wootee. naka waa foofu nga ñuy wooye. jox ma 3 chiffres entre 1 ak 20. 7. 9 jox ma sa date de naissance. 11/09/94. 11/09 1994 ok 479 sëriñ bi dafa wax ne nit ku nekk da ngay am sa destin yaa ngi dégg mais yow sa destin daf lay offrir ay possibilités pour nga mën a bouger moo xam toxu lay doon wala mu nekk changement ci wàllu activité maanaam ci wàllu liggéey wala yow ci sa jëmboom nga gis ay yoon yu bees yoo xam ne da nga siy jaar pour mën a am li nga bëgg wala yegg fa nga bëgg a jëm dem ci bul toog bul bàyyi dem ci soo ko defee di nga gis ne incha allah rabbi yàlla mën na la si jàppale ba taw feex mun si jublu yaa ngi dégg. waaw mu ne ma yow ci sa jëmm da nga nekk nit koo xam ne lépp lu jëm ci wàllu ay démarches yoo xam ne yaa ngi ko bëggoon entreprendre fi mu nekk nii boo si demee di nga ci am li nga ci bëgg waaw maanaam bépp démarche boo xam ne daal sa xel def si nekkoon pour nga war see mën a dugg dem ci gi demee noonu waaw nii moom mooy période bu baax moom pour nga dem si daal waaw donc waaw waaw mu ne négociation ak ay nit yoo xam ne du ñu suñu xeet beneen xeet lañ ñooñ de négociation buy baax la de xaw ma ndax gis nga leen wala gisagoo leen ba léegi voilà waxtaan woo xam ne da nga koy am ak ñoo xam ne du ñu suñu xeet c'est des personnes d'origine étrangère waaw mu ne nit ñooñu bu fekkee xamante nga ak ñoom ci contact yi nga xam ne yaa ngi koy am ci projet yi nga xam ne sa xel mi ngi ci pour nga wax ak ñoom pour loolu mën a antu ñoom dañ koy def sans problème ñoom dañ koy def sans problème kon déjà loolu nekk na loo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci biir loolu it ci wàllu santé problème mu nerf mun na am mais loolu li gën mooy daal nga dem faj ko faju tubaab waaw comme boo toogee ni lu yàgg soo jógee ngay sentir sa tànk yi di nagam wala muy metti
wala ngay sentir ci ndigg bi daal muy mel ni luy am ay métit waaw li gën daal mooy bu fekkee ne yow si jëma mun nga dem seeti kër docteur waaw moo gën d'accord waaw nga bàyyi si xel bu baax a baax leneen li ma xaw a jaaxal daal ci say affaire mooy ay lëndëm yoo xam ne dañ siy nekk li ko waral mooy ay nit yoo xam ne da ngeen ni séq dara mais duñ la wax dëgg maanaam ay trahison di nekk li nga xam ne daf siy taxaw ah lan moo koy indi mooy ay nit yoo xam ne la ngeen niy wax ak lay am dara du ci nekk benn waaw loolu dafay doon loo xam ne bàyyi si xel bu baax a baax balaa mu lay indil yàqu-yàqu dégg nga waaw parce que ay xam nga ay fu ay escroquerie ay affaire ay nu mu tudd sax abus de confiance yooyu baaxul yooyu trahison la waaw yooyu moom ñu ngay seqal na nekk lu leer daal incha allah ah. incha allah d'accord boo amee loo bëgg a laajte. non baax na gisoo ay sarax yu ñu war a def ak sarax bi yaa ngi yan 11 9 94. waaw 1 2 9 11 19 20 24 6 da ngay génne tàndarma moo ngay génne ak lu weex moo xam soow ceeb meew lu weex daal waaw loolu moom ngay génne boo ko mënee saraxe nga saraxe ko waaw incha allah ah aja nii ñu waa fi ñuy woowee yëpp jaajëf di gërëm ko nga xam ne ñu ngi doon jokkoo ak moom Lamine 88 628 99 90 muy nekk numéro bi ngeen di woote pour mën a jokkoo man ginnaaw bi 1 heure demee ba tegal 37 minutes fii ci studio King FM 99.4 ci seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal vendredi bu jot ci waxtu wi bu minuit jotee ñu jëm 2 heures du matin 2 heures du matin boobu sax li ko tegee siiw ñaar fukki simili la ak ñett ndax 1 heure dem na ba tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu jamono bii nii di sama xel nag di dem ci suñ mbokk yi nga xam ne c'est des agents de sécurité Lamine xam nga waxtu wi suñu auditeurs yi ci njëkk ay agents de sécurité lañ waaw donc ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax maam ci nag ay xarit ku ci mel ni imam Cissé ma lay ziar bu baax a baax fay ñoom ñu nekk fii nii ci benn boîte buy assurer lépp lu jëm ci wàllu sécurité donc ma lay ni ziar bu baax a baax mais mbokk yi nga xam ne également dañu nekk ay agents de sécurité mais privé ma lay ni wax ne nañ def attention nañu bàyyi xel bu baax ci li ñu def ñu bañ a di for bët bañ a xam ne également seen protection ñoom ñoo ko yoral seen bopp dëgg la naam ñi ngi surveiller fi ñu leen dénk waaye ñoom seen protection bopp ñoom d'abord ba pare après nag ñu soog a lijjanti beneen bërëb bi parce que ak lu ci mën a xew daal moom Lamine xaalis jaru ko de tey la sa bakkan moom dëgg yàlla man de du ma ko def moom xalaatuma ko sax donc déjà loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam nga Lamine aussi ñu ngi ñëw dugg ci weeru sell muy weeru Ramadan mu nekk weer woo xam ne weeru ngëneel la weeru jàmm suñu borom la weeru jéggalu la weeru toroxlu la weeru delluwaat suñu xel ci suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne defal nañu ko ci fukki weer et puis xam nga waxuma la sax woor bi ci aspect ci wàllu suñu borom mais ci doomu aadama sax da koy faj gis nga tàndarma yooyu ngay lekk booy ndogu day faj lu bëri mooy jiitu sa biir waaw da lay faj xanaa xamoo Lamine yàlla dafa baax de yàlla mbaaxam ñun mënuñu koo nat sax xam nga gars yi ñoo commencé léegi di yàq diine bi rek parce que léegi dañuy commencé di jël diine bi di ko foowe wala di ko interpréter nu mu leen neexee xam nga Lénine waxoon na ko newoon na ne moom gëmul religion gëmu ko parce que dafa jàpp ne moom dañ koy nax waaw donc Russie ak yooyu donc li waral loolu li tax ñu wax ko du dara mais ñi ko war a ŋànk war koo doxal correctement buñ ko deful mais yeneen booy ci suuf dañuy rebelle wu
ñu ngi rebelle wu parce que boo xoolee léegi boo demee ci yenn dëkk yi yu ci gën a bëri boo xoolee diine bi ni mu fa doon doxee boo xoolee dëkk tubaab bi wàññeeku na fa léegi boo waxee ñu la wax ay liberté di def lu leen seen xel jox ak li ñu xalaat ne mooy li gën ñoo xam nga njuumte weesul loolu léegi nag fii Sénégal xoolal weeru koor bi booy dañuy dem ci jàkk ji de mais Lamine ay boo dawalee 5 jours kañ 6 jours rek maanaam bu seen ndox mi ne ci seen bu commencé jeex dootuñu dem ajjuma bu njëkk bi moom macha allah tarkal mais ba ca toppaat moom bu ñu nee bii mooy dernier vendredi moom dootoo gis kenn waaw jàkka yi da doon am ay 6 sàppe ci commencement bi après ci ay 2 lay mujj des fois sax mu nekk benn genn wàll donc déjà loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne weer wi weeru ngëneel la xam ne weer wi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko tàmmal boppam donc loolu dafay nekk li nga xam ne yóbbante la bokk yóbbante lu baax jëmale ko ci suñu borom subhanahu wa taala donc déjà loolu dafay nekk loo xam ne yàlla nañu si yàlla yóbboo jàmm Lamine yàlla may ñu wër yàlla may ñu kàttan may ñu xel wuñ ko mën a defee te kenn bañ a wute xam ne fanweeri fan bëriwul da ngay gis ne nit ñi nga xam ne dañuy door woor wi dañ koy door ak bëreet mais buñ dawalee fukki fan daal daanaka buñ doon 1500 yi moom wala 400 yi dañuy rocceeku waaw donc déjà loolu dafa nekk loo xam ne aussi 19 90 mooy numéro bi ngeen nii woo jot Seydina Omar ci seen émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance tama leen koy defal vendredi bu jot ci waxtu wi bu 0 heure jotee ñuy jëm 2 heures du matin 2 heures du matin boobu sax moom fukki simili ak benn moo ko teree siiw 88 628 99 90 di nekk numéro bi nga xam ne boo leen si wootee incha allah rabi ñu mun si jokkoo ak yéen bu baax a baax di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñi ñuy woo doon ñu woo léeg-léeg serveur bi indi ay jalti donc loolu moom c'est normal parce que mbiru machine moom léeg-léeg muy indi ay kalang-kalang mooy waral ngeen di dugg noonu di génn wala léeg-léeg ngeen bëgg a dugg mu téye leen bloqué leen ñu ciy jégalu bu baax it ci bàyyi mbokk yi nga xam ne ñu doon woowee fële ci diwaanu Kër Mbaye Fall di contact ñoom Sandiara Fatick Casamance Yaraax salaamaaleykum allo. allo. oui. da nga yor foofu rajo. allo. allo oui soxna si yaa ngi may dégg. waaw ça va. ça va noo def. ça va bien. alhamdulilah. allo. allo yaa may dégg. waaw 13 juin 90. 13 juin. 92. 92 wala 10. 90. 90 1990. 13 mai. 13 mai 90. waaw 92. mai mooy lan 3e mois. 5e mois. 5e mois waaw mars mooy 3e mois. ok 13 mai 1990. waaw. jox ma 3 chiffres entre 1 ak 20 ku baax. jox ma 3 chiffres ñetti lim yi la neex entre 1 ak 20. allo. allo yaa may dégg. waaw. bul déglu ci rajo bi déglu ci téléphone bi directement. waaw. waaw léegi ma ne nga jox ma 3 chiffres yu la neex entre 1 ak 20. 7. aha. waaw. 9. 7 waaw 7 9. 10. 10. waaw. ok. dépense anarchique ci wàllu mbiru xaalis mbiru koppar. waaw. di ci dépense goo xam ne daanaka doo xam xaalis bi loo ciy jaay wala fu muy dugg ak yu demee noonu. loolu nag dafa nekk li nga xam ne du dara c'est normal rek maanaam yow sa loxo autoroute la rek li ci suuf tànk demul leneen li ci kaw du ñëw.
waaw kon bu fekkee dem nga ba gis loolu bu ci am xel ñaar dëgg la nag waxuma ne xaalis boo am nga pasaree ko jox ko mu dem loolu déedéet waxuma loolu de yaa ngi dégg. waaw maa ngi waaw loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. mu ne bu ñu jógee ci loolu leneen li nga xam ne dafay fës ci yow. mu ne dafay dem ci wàllu wërsëg buy ibbeeku mais jëm ci wàllum njaboot maanaam am doom. waaw. loolu dafa nekk loo xam ne vraiment baax na ci yow trop. ci liy gën a indi bunt buy ibbeeku ci yow loolu dafay nekk li nga xam ne ci lay bokk. waaw kon déjà loolu tamit nañ ci bàyyi xel wàllu wër gi yaram. waaw. mettit ci biir bi suufu jumbax bi ak ci wet yi loolu bu fekkee ne gis nga mu lay dal demal nga xool soit gynécologue wala ab sage-femme yaa ngi dégg dafay am yenn feebar yoo xam ne ñoom ñoo ko mën a faj ñoom ñoo lay jox garab yi ko mën a lijjanti ngoog nga bàyyi si xel tamit bu baax wàllu commerce it baax na ci yow yaa ngi dégg commerce moom it baax na ci yow waaye yow da nga nekk nit koo xam ne da nga xaw a na laa ko expliquer da nga xaw a nooy dama xaw a nooy maanaam pas-pas bi nga xam ne da nga ko war a am xarañte bi xadar bi léegi-léegi da nga koy bàyyi damaa xamul ndax da ngay ci bañ a indi ay jafe-jafe wala lan la yaa ngi dégg loolu aussi na nga ci bàyyi xel bu baax ba fekkee yaa ngi yëngu ci benn mbir moo xam ne sa mbiru bopp la vraiment nga am ci pas-pas bu baax a baax am ci xarañteef mu ne réeroo bi am sa diggante yow ak nit wala ay nit du dara ñàkk waxtaan la rek boo leen si waxtaanee rek di nga gis ne solution yi nga xam ne da ngeen koy bëgg dina nekk ay solution yoo xam ne solution yuy am lay doon incha allah waaw loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax prise de poids am yaram kooku it baaxul ci yow waaw kooku it dafay indi ay jafe-jafe yoo xam ne dafay nekk ci sa affaire mu ne jaaxle-jaaxle yi nga xam ne yaa ngi koy am nekk nay jaaxle-jaaxle yoo xam ne vraiment jaru ko c'est normal situation yi nga xam ne yaa ngi si nekk mu demee noonu mais loolu day jeex pour nga mën a jàll ci leneen comprendre waaw loolu nee na nga bàyyi si xel bu baax a baax maanaam xel ñaar yooyu daal man ngay am daal bugguma ko waaw dama bugg mu jeex dégg nga mu ne ci fan yu néew dina am soit moo xam leetar bu ñu lay jox leetar waaw wala téléphone wala nit koo xam ne gëj nga koo dégg bu sa bët bi commencé di raf mu mel ni kooku rëcc nañu Lamine doon ñu woowee foofu ca diwaanu Ndakaaru di bàyyi xel ci moom mu mel ni waxtu wi nga xam ne dañu ko jéglu loon Lamine yegg nañ ci njeextal bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ne duggoon nañ di jégalu ci ñi nga xam ne bëggoon nañ dugg jotuñoo dugg ndax serveur bi indi leen ay jalti di bàyyi xel ci ñu doon woowee fii ci Ndakaaru doon ñu woowee fële ci Grand Yoff Sandiara diwaanu Fatick Casamance Yaraax Kër Mbaye Fall di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñi ñu doon déglu mu nekkoon seen émission bi nga xam ne man Seydina Amady maa leen ko doon defal feggoog Lamine ci wàllu xarale bi ñi nga xam ne ñi nga bëgg a jokkoo man ci hors antenne bi ñoom mën nañ moo ci 77 803 46 46 77 803 46 46 wala ci 76 527 32 32 76 527 32 32 mu nekkoon seen émission Allo Voyance bi ma leen doon defal feggu seeg Lamine Ndiaye ci wàllu xarale bi di leen jox dig daje incha allah.